salaamaaleykum suñ mbokk internet yi ñuy suivre ci Référence Actu ñu ngi leen di dalal ci seen émission bu yees di gan gi tey nag man ak sama naataango dinañ dalal benn gan gu màgg waaye balaa ñu ko dalal damay bàyyi sama naataango Omar Diallo mu nuyu leen. salaamaaleykum mbokk internetu Référence Actu comme sama naataango nu mu ko waxee rek Sissoko te nag gan bi ñuy dalal kenn dootu ko présenté fii Sénégal mu ngi tudd Mame Goor Diazaka ñu gën ko xamee ci Mame Goor nekk artiste culturel fii ci Sénégal di yëngu ci wàllum musique mais aussi di yëngu ci wàllum politique moo waral ñu dalal gan gi muy suñu premier numéro gan gi mag sama naataango Sissoko xam naa dinañ waxtaan ak moom ci question yu bëri yi nga xamante ne moom souvent day am gis-gis bu muy def ci loolu xanaa ñu bàyyi ak moom mu présenté ak mbokku internet yi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Référence Actu et fas yéene waxtaan nag yéen nag ci émission bi nga xam ni moom ngeen taxawal muy émission gan gi ñu war a waxtaanee lépp loo xam ni lu soxal askan bi la. Mame Goor xam naa fu ñuy tàmbalee dañuy jël ci question jël ci question culturelle luy laaj wàllu ci aada ak caada ndax xam nañ la Sénégal ñu ngi la xam ci woy ci milieu musique Mame Goor est-ce que ba léegi yaa ngi ci milieu boobu. waaw xam nga nit moom doo bàyyi sa métier parce que boo xoolee depuis presque 8 mois ngi nii xawma 10 mois yoo xam ni amul benn artiste boo xam ni tey muy ñiy musique ak ñiy defar ay tableau lépp loolu loo xam ni ça tourne autour de la culture tey ji pandémie bi daf ko freiné boo xoolee depuis mois de mars daaw tey ji ci lañ arrêté lépp kenn defatul concert kenn defatul spectacle man soo xoolee dama génne benn clip bi commencé daw même pas 1 mois rek ci la affaire yi am donc nag te comme ñun ay sénégalais lañ duñu bëgg a montrer le bon exemple parce que mënoo nekk ci réew mi di jël ay charte nga ni charte yi réew mi teg doo ci dox donc nag loolu moom moo tax bi président jëlee décision yooyu ñu tënku ci loolu ànd ak moom jàppale ko ci ba moom it mu dem ba benn moment mu xam ni artistes yi ci njaboot gi la ñu bokk ay pères de famille lañ ay responsable lañ mu jël benn fonds boo xam ne daf ko alloué jox ko le monde de la culture muy 3 milliards de francs donc bi mu ko defee ñuy profité ci occasion bi remercier ko ci loolu ak reconnaissance boobu nga xam ne am na ko parce que du artiste rek ñoo nekk Sénégal dëgg la voilà donc reconnaissance boobu mu def ñun dañuy profité ci occasion bi félicité ko ci encouragé ko et puis ñaanal Sénégal parce que ci loolu aussi ñu gis ne ci loolu président de la République aussi jëloon na ay mesures ci fan yi weesu interdire lépp luy manifestation gis nañu seen naataango artistes yi xawoon nañ bañ loolu ba créé woon ay couleurs yi nga xamante ni ñu ngi doon lii loolu ba am ci génn cause muy 2 milliards 500 yi Macky Sall bëgg a joxaat artiste pour ñu séddoo ko mais gannaaw loolu yëpp tey lan mu nekkoon sa engagement est-ce que Mame Goor dafa bokk SODAV ak lan moo motivé Mame Goor di bokk ci combat yooyu. waaw xam nga tey jii ñu bëri dañu comprendre dara combat boobu taxul Macky Sall débloqué 2 milliards 500 millions jox ko artistes yi parce que bu fekkee ni artistes yi dañu ni gars yi dañu dem créer marche. moo tax président génne kon mécanicien ak menuisier ku mu neex rek nga jóg taxaw def marche ñu jox la xaalis président dafa xam ni tey jii ñii ci njaboot gi la ñu bokk ay père de famille lañ seen liggéey taxaw na parce que mécanicien yaa ngi liggéey maçon yaa ngi liggéey ñeneen ñaa ngi liggéey mais artistes yi comme fi ñuy liggéey day dajale mbooloo président arrêté ko mais président bi mu ko arrêté ba noppi daf xalaat ni dina jël benn nàmpaay mu jox ko le monde de la culture te bi mu ko njëkkee def li tax sax bii pa ba la nekk 3 milliards bi nekk 2 milliards 500 millions mooy SODAV bi ngay wax noonu kuréel googu benn moment ñoom bi ñu njëkkee joxe 3 milliards yi dañu amoon benn sous comité bu ñu defoon boo xam ni ñooñu man ci laa bokkoon ci ñu doon waxtaan di saytu nan la ñu mun a def ba secteur yëpp kenn ku nekk jot ci li ñu ci war a jot ñun ñoo nekkoon secteur de la musique ñoom ñu njëkkati 1 milliard de francs jox ko waa SODAV 468 millions la séddale donc 532 millions la delloowaat état bi donc nag loolu moo tax Macky bi problème bi amee bi muy delloowaat bi muy jàppalewaat artistes yi mu génne 2 milliards 500 mais bu fekkoon ni waa SODAV dañ def li ñu war a def dëggantaan donc tey jii Macky bu président bu jógaatee di jàppale artistes yi 3 milliards leen jox te marché boobu tamit il faut que ñu leeral ko ci bopp askan bi parce que artistes yu bëri bokk nañ ci mais dañ leen ci yóbbaale parce que marché boo xoolee ñi ko doon def kenn tegu ci ay concert kenn tegu ci ay soirée parce que président benn moment gis na yuuxu yu bari
ci le monde de la culture ci SODAV tey ji président ni nañu évaluer la SODAV am ñoo xam ne dañ ko dégg audit ñi nekk ci biir SODAV peut-être loolu neexu leen le fait que ñu leen di saytu neexu leen léegi nag ñoom man ci sama gis-gis laay waxee nu ñu mën a def pour influencer les artistes pour que état bi xalaat ni ñoom ils ont du monde derrière dinañ ko def pour créer ay marches mais marches yi amul benn njëriñ amul benn sens parce que tey jii boo xoolee ci àddina bi yépp amul benn dëkk ci àddina bi tey jii boo xam ne mucc nga ci coronavirus. ñëpp tey jii boo xoolee France à partir de 18 heures la am couvre-feu États-Unis ñu ëpp doole fépp mais Sénégal bi mu première vague bi mu ñëwee dañ ko maîtriser donc artistes yi dañu war a nekk ay responsables waruñu ñëw ngelaw lu ñëw fëkk yóbbaale leen. mais Mame Goor keroog dem nañ ci conférence de presse artistes yi ñu dégg ñu bari ñu wax ay kilifa mais artistes yi dañ ne ñoom dañu sonn est-ce que 2 milliards 500 yooyu leen président jox mun na am impact parce que les artistes au Sénégal dañu bari bu nekkee dañ koy jël séddale leen ko ban impact lay mun a am. 11 000 personnes yi fi. yeneen secteurs yi ñëwagul artisanat bi et cetera donc tey jii est-ce que 2 milliards. gën a yokk ay problème. est-ce que xam nga 100 milliards sax boo ko joxoon artistes yi. dañuy taxaw ni doyu leen. xam nga la moo am solo. muy le geste. te tamit artistes yi il faut ñu comprendre ni tey jii man je suis un artiste. mais boo nekkee un artiste. tey artiste boo gis ci sa carrière am nga benn coup boo mës a am boo xam ni album bu dox wala concert bu dox wala spectacle bu dox boo xam ne tey ji boo ci jógee war nga mun a teg benn affaire boo xam ne parallèlement bu fekkee fii doxul fay dox mais yow mënuloo jël fii tey ji ñu jàppee métier artiste dañ ko collé ak yelwaan mooy da ngay génne way yow laay way ci soxo wala Omar laay way wala ma Samba wala ma Demba tey ji boo demee ba doxatul wala tey ji mu am benn affaire bu xew da lay handicapé donc il faut que nit ñi am esprit bi nga xam ne moom la Youssou Ndour am parce que man chaque fois Youssou Ndour dafay génn ci samay wax parce que ñun amuñu exemple ci Afrique bu gën a màgg Youssou Ndour tey man dama jàpp ni artiste tey ji wax naa ko encore une fois artiste bi gën a màgg jamono bii ci àddina bi Sénégal la yeewoo parce que ñi mu maasaloon jamono ñii nekkatuñ fi ñi bàyyi nañ musique ñi génn nañ àdduna moom moo fi nekk kooku sag la pour ñun ba pare ce qu'il a fait pour son pays y a pas un artiste sénégalais bu ko def moo tax keroog maa ngi koy wax ci benn interview ma ni Youssou Ndour tey bu nekkee Sénégal ñu koy critiquer bu ko nit critiquer wala mu wax ko loo xam ne waru ko koo wax ñun artistes yi ñoo war a njëkk a dal ci kaw kooku parce que tey ñi nga xam ne tey ñoom lañ daan wax jàngaleen muy juge yeeg avocat yeeg procureur yeeg ñi nga xam ni ay professeur d'université yeeg yooyu tey ji ku sa doom taxaw ni la damaa bëgg a mel ni Youssou Ndour doo mer parce que il a fait quelque chose pour son pays c'est un artiste donc ñun kooku suñu sag la loolu nag laay diggal képp koo xam ni artiste nga milieu culturel bi presque 1 an Mame Goor li ko gën a fësal mooy ay combat depuis 1 an Mame Goor attaqué na fi SODAV attaqué na ministre de la culture Mame Goor daal moom milieu bi moom day dóor rek waaw xam nga man yàlla def ma juddu ci famille boo xam ne famille bu modeste la ñu yar ñu man sama papa dama daan wax ni ma bàyyi fen moo gën julli dëgg parce que man mun naa dékku saaga yi dékku coow li pour dimbali samay frères moo tax yenn combat yi ma koy porté tey ji corona bi mu démarré dal fi tey ji ma gis ni ministère de la culture ni ñu war a taxawuñu noonu dama taxaw fëgg taabal bi mu jaral ma xeex ak ministre bi jaral ma xeex ak cabinet li ma xalaat yépp ma génne ko di ko wax mais nee nañ même ay nit ay guerre bu amee ci àddina bi bu ñu taxawee di ko régler ci table la ñuy toog régler ko yàlla bu mu dogalee parce que tey ji boo xoolee ministre bu ñëw dafa am ay nit yoo xam ne dañuy ñëw dar la boo nee diw ñu ne diw tekkiwul dara diw tekkiwul dara boobu ci secteur yépp nag moo yàq Sénégal parce que da ngay ñëw ñu gis benn diw boo ñëwee jiite benn secteur da ngay fexe ba secteur ñëpp nga cerner ñëpp ku nekk nga woo ko toog waxtaan ak moom laaj ko xalaatam mais boo toogee ñu non kooku jarul waxal bàyyi ñu gérer nii bàyyi ñu dan lay yàqal moo tax may profité ci occasion bi di wax nii muy wax ma sax le ministre de la culture mais ku mu mën a doon ci àddina président am ci yow confiance jël la teg la da nga war a ñëw ñafe parce que ñun ministre yi ñu am de la culture yi ñu mas a am yëpp ministère de la culture Bouche-Trou la woon de ah bon Bouche-Trou la woon ku ñëw parce que boo xoolee
saa yu remaniement ministériel amee dañuy jël ministre bu bees bu fi defee 1 an et demi 2 ans bu ñuy changer gouvernement tëbal ko indi keneen. c'est la première fois depuis que Macky ñëw ñu am ministre boo xam ni reconduire nañ ko te reconduction boobu man bokk naa à 80% ci man jàpp naa ne bokk naa ci ñi ko xeex xamul tax. parce que ministre bi muy doon ñëw man dama ko xam ba mu ñëwee ma woo ko félicité ko bëgg a toog ak moom waxtaan ak moom peut-être am na ñu nekkoon ci ginnaaw di wax mais ministre bi ñu toogee waxtaan ñu créé fonds yooyu génn ñu créé sous comité ñu toog di waxtaan tey gis na ni ñun tey liñ ko doon wax lépp du jëriñ la tey jii boo xoolee ci palug ministère de la culture bi ci la statut de l'artiste génn loolu c'est une chance ñu voté ko keroog tey jii le ministre de la culture tey il a marqué l'histoire du Sénégal mën na ni moom ci bi mu nekkee ministre de la culture ci la ñu reconnaître statut de l'artiste kooku ndam la à la presse bi aux acteurs culturels bi autant pour moi am na ñoo xamante ne aussi ñu ngi leen dégg fan yi mooy la diaspora tey jii ñoom aussi mënuñu leen génnee ci artistes au niveau du Sénégal est-ce que tey jii loolu aussi dina jàpp nga ni ministre bi dina ak équipe am bi dinañ ko mën a jaarale ba ñooñu xam nga lu bëri nit ñi dañ ko comprendre dama am fu ma nekkoon ba pare damay yeggali lii après ma tontu la ci yow gis nga tey jii ñun kenn mësul reconnaître statut de l'artiste kenn mësu ko reconnaître tey jii ministre bi damay wax parce que man bi ma amee di mëne benn combat contre le ministre corona bi ñëw muy dem di seeti ay quelques artistes dama génn ma dénoncé ko ma ni ministre bi mënul seeti kër artiste parce que yow boo nee 11000 personnes mënul dem seen kër te ku nekk statut bi Youssou Ndour am nga am dëgg la nag Youssou Ndour fi mu yegg ak fi mu toll ñu ñenn ñi toll ñu fa mais tur bi ñoo ko bokk kon cër bi dañ ko war a joxante te feebar xàmmeewul baadoo la xamul ko am loolu moo tax ñu génnoon doon ko dénoncé yàlla bi mu dogalee ñu dem ba toog ci table waxtaan mu xam ñun li taxoon ñun ñuy wax ñun tamit ñu xam li tax mu doon doxale noonu dañu trouver terrain d'entente tey di jàpp naa ni dëgg neex yàlla damay profiter ci occasion bi di féliciter le président di ko encourager ci li mu reconduire le ministre beneen bi ci topp mooy depuis 2009 Macky Sall depuis 2009 ba léegi nii ba fii ñu toll nii ndam yi le monde culturel am yépp ci loxoom la jaar ñu signé ko muy affaire SODAV bi ko dee xeex mu nekk BSDA ñu bëgg mu changer pour dem moom la statut de l'artiste moom la lu bëri ci loxoom la jaar léegi nag tey fonds yi ñu génnee ñu bëri keroog maa ngi gis ay nit yu gën a di ci wax fonds yi c'est pour les artistes yi nga xam ni ñoo nekk fii ci dëkk bi di fi dund comprendre la c'est que boo xoolee les artistes de la diaspora ñi nga xam ni ci diaspora bi lañ nekk feebar bi muy ñëw ci diaspora bi peut-être la leen fekk boo xoolee ñoom liggéey yi ñu doon liggéey ci diaspora bi lañ ko doon liggéey les impactés mooy ñi nga xam ni ñun pour ñun mooy ñi nga xam mooy pour état bi mooy ñi nga xam ni ñoo nekk fii mooy artistes yi yëngu fii nga xam ni tey jii couvre-feu bu amee xam nga tey artiste bi nekk ci diaspora bi bu ñu defee couvre-feu Sénégal engagé wu ko du yàq concert am du yàq spectacle am dëgg loolu dëgg kon nag tey jii ki nga xam ne dañoo def couvre-feu nga xam ne bu couvre-feu amee mënul tëgg mënul def mariage mënul def concert mënul def dara kooku nekk fii ci dëkk bi di fi dund mais kooku la engagé donc nag moo tax ñu ne fonds yooyu c'est pour les artistes est-ce que artistes yu nekk Sénégal yëpp la fii Sénégal est-ce que artistes yëpp la wala ci biir artistes yi am na ñoo xam ne am nañ ci droit am ñoo amul droit am na ñu ci amul droit ñi ci amul droit moom mooy tey boo nekkee un artiste salarié nga nekk un artiste boo xam ni da nga am contrat ak Sorano nga fay liggéey ñu embauché la mais tu n'es pas un impacté parce que yow tu as un salaire bu fekkee un artiste nga boo xam ne da ngay liggéey grand théâtre wala ngay liggéey ci daal ci benn structure boo xam ni am nga salaire culturel la am nga salaire bokkuloo ci ñi nga xam ni cachet la ñuy liggéey ci seen sueur la ñuy dund mooy musicalement nga xam ne ay woykat lañ wala ñu doon ay instrumentiste wala ñu doon ay sabarkat wala ñu doon ay fecckat wala ñu doon ay yoo xam ni tey buñ ko deful du ñu dund ñooñu ñoom moom fonds yi mais fonds yi nekkul pour koo xam ni am nga sa salaire di ko fayeeku ba pare retourné waat ñëw bëgg ñu jox la ci fonds mais Mame Goor du ñu jeexal ci culture bi te waxuñu Mame Goor ak SODAV yaa quoi lan la non man SODAV amuñu benn problème xam nga tey ji boo gisee ay kuréel yu bëri ñu ngi judd di wax ci SODAV man ba may wax ci SODAV boobu sénégalais xamuñu SODAV lu muy tekki man du ma cible nit c'est pas la personne de Ngoné
wala keneen koo xam ne moo tax ma weex ñun dañu nekkoon fii mu tudd BSDA ñu ne dañu bëgg a jóge ci BSDA dem ci SODAV ñun ñëpp à l'unanimité ñu woote pour taxawal société SODAV mu taxaw ñu dem Méridien def ko def nañ ko woote conseil d'administration bi ñu demee ba conseil d'administration boobu war a jeex ki fi nekkoon démissionné ba ngoone ñëw falu tout mais bi ñu demee ñun li ñuy kaas mooy bi ñu demee ba war ko renouveler ils ont donné des cartons d'invitation ci ñi nga xam ne ñoom lañ xalaat ne bu leen ko joxee ñun ci ñun ñoom ñu wooteel la ñoon lañ ko jox man mi bokkuma ci ñu kii te man tey ji mënoo wax lu sociétaire nga voilà te ma nekk sociétaire tey ji ñu voté waat conseil d'administration bi yëguma ko ñun loolu lañ doon dénoncé at bi dañ daan fayeeku 3 fois ba 4 fois léegi benn yoon la ñuy fayeeku te bu ñu fayee ko tey ba la ñu fayee ko waat yàgg na mais bi ñu commencé kaas loolu gis nañ ni amélioration am na commencé woon nañ di changer di defar te parce que il faut que nit ñi di wax parce que tamit kenn warul jël affaire SODAV def ko affaire noonu parce que dafa am ñu ciy profité di xasaale Youssou Ndour te Youssou Ndour y a pas un artiste sénégalais boo xam ne war nga mën a taxaw di ko xas ku mu gënul gënoo ko moo leen gën téeméeri junni yoon sax laay wax xam nga lu tax ma naan moo leen gën li mu def ci réew mi defuñu ko Youssou Ndour sénégalais yi li muy liggéeyloo dafa bari te damay gis ay nit ku mel damay koy wax carrément ku mel ne Abdoulaye Mamadou Guissé qu'est-ce qu'il a fait pour la culture sénégalaise bien vrai que j'ai du respect pour lui mais lan la defal Sénégal il n'a rien fait pour le Sénégal li Youssou Ndour def fi defu ko fi sénégalais yi sax xamuñu ko mënuñu d'accord ay nit toog gratuitement ñuy dem ci ay plateau télé di dem ci internet bi di taxaw di wax Youssou Ndour du n'importe quoi yow mënoo dem di wax waxu SODAV Youssou Ndour lu yoroon ci SODAV bien vrai que ni Ngoné lañ fa teg man damay dénoncer ni muy doxee SODAV mais la personne de Ngoné m'intéresse pas conseil d'administration bi moom la war a intéresser mais mënoo ñëw taxaw nga ni da ngay dénoncer ba pare yow ngay taxaw naan Youssou Ndour du fay impôt Youssou Ndour bu dul fay impôt loolu état la ko seqal sa yoon nekku ci yow il faut que nit ñi arrêté di am na loo xam ne dafay dem ba acharnement lay doon te am na ay artistes yu mag yu bëri yoo xam ne kenn waru leen ci yóbbaale ku mel ni Thione Seck ku mel ni Idrissa Diop ku mel ni yenn artistes yi waruñu def loolu waruñu nangu loolu parce que am na loo xam ne soo koy def di ko def gis leen sax Thione Seck keroog na leen bàyyi leen sama rakk ji mais il a bien fait parce que tey jii bu continuer di ko def nit ñi ak coow yi nga xam ne yàgg nañ ko dégg entre Youssou Ndour ak Thione Seck dañuy yaakaar ni Youssou Ndour Thione moo ko manigancé moom nag bu fekkee ni sama grand la mu ngi may seetaan li ma koy conseillé mooy bu mu nangu kenn di utiliser ay écran pour di attaquer ay nit gratuitement Youssou Ndour ku ko gërëmul waroo ko xarab mu ngi liggéey ci réew mi sagu artiste yëpp la ce qu'il a fait dans ce pays là y a pas un artiste sénégalais bu ko fi def bis bu ma gisee keneen ku ko fi def dinaa taxaw ni diw mi def na ko fi mais kenn defu ko fi nag nañu bàyyi jàmbur mais am na yoo xam ne sax soxor lay nurul ak iñaan te nit ki soxor ak iñaan day wëlbatiku nekk jaan di la mat ki ngay iñaane yàlla di ko may muy avancé te doo ci mën dara il faut que nit ñi arrêté tey ji am na ay fonds yoo xam ni li may tontuwaat fii yoo xam ni génn nañ ko ci fonds Covid 19 bi am na ñu naan leerul xaalis bi ñu jox keroog maa ngi seetaan Ablaye Mamadou Guissé mu toog si télé bi mu ne moom xaalis bi nga xam ne moom lañ jox Omart pour ñu distribuer ko moom xaalis boobu kiiwu ko engagé wu ko moom mooy président Omart su fekkee ni dafa yebal nit ki représenté ko ñu jox nit ki xaalis su xaalis bi amee ndëngate wala mu am dara loo xam ne xalaat nañ ko ci ni jubul son engagement da ciy bokk parce que moom moo wax ni moom mooy président Omart te xaalis boobu dañ ni woon bi ñu ko joxee temps lañ ko jox mais defu ko ci compte Omart dañ ko jël def ko ci compte am ñoom ñaar bu ñu ci amee problème man waxuma nag ndax am na luubal wala amul luubal damay wax li ma xalaat bu taxawee naan loolu diw la engagé diw moom la fa toogaloon bala ngay bale kër jàmbur da ngay bale sa kër ba pare est-ce que comprendre la fii kenn ku nekk mën nga waxal sa morom lu ne est-ce que comprendre la Youssou Ndour li mu fi def ñoom defuñu ko fi effectivement ku dul ñoom defu ko fi nañu arrêté di acharné wu encore une fois ci Youssou Ndour ok voilà am na benn point bi nga xamante ne aussi dañuy jeexal culture bi te dañu ko évoqué gis nañ ko fan yi ak réseaux sociaux yi nu mu amee doole chaque fois nañu gis ay artistes yu mag ñu wane leen ñu leen defal ay téléthon wala ñu leen di demander la sàkku ndimbal lu waral artiste sénégalais ku si dem ba jël retraite ngay amay jafe-jafe est-ce que tey jii nii waruñu xoolaat au niveau des artistes sénégalais ñuy jéem am benn fonds bi nga xamante ne leen di jàppale ñu bañ a nekk ci réseaux sociaux yi di yelwaan ba xam nga loolu dama lay wax footballeur yaa ngi fi mbëru lamb yaa ngi fi ñëpp a ngi fi fii ku fi tardé yaa tardeel sa bopp fii artistes yooyu ñuy wax ñoom ñëpp amoon nañ fi ay temps boo nekkee il faut battre le fer quand il est chaud fii nekkuñu fi pour di jël xaalis di ko jox kenn
man nag képp koo xam ne am nekk nga ci gàllankoor am problème ma mën la dimbali te yàlla tax wala ma mën la ñaanal te yàlla tax dinaa ko def mais li leen dal ñoo ko teg seen bopp soo nekkee di def sa carrière sa morom yi Youssou Ndour a ngi nii ba mu kiwee dafa commencé wut ay këram wut ay affaire am même tey jii boo demoon ba amul lu mu lekk sax am na kër gu mu moomal boppam mais yow boo fi nekkee di mandi di naan di topp jigéen ñi topp àddina topp lépp non topp àddina rek laay wax ba sa àddina jeex gis nga nit wax kenn du ko yërëm da nga koy wax ni mu nekkee. su fekk statut de l'artiste bi nii dañu prévoir ci affaire statut de l'artiste commencé di am ay assurance. yooyu yëpp day fay am loolu moo tax ñu def statut de l'artiste mais loolu c'est vrai mais il faut que boy yi nga xam ne ñoo nekk nii di jóg ñu comprendre ni musique ay moment dafay toll ay moment yoo xam ni un artiste da ngay toll moment boo xam ni sa temps lay nekk da nga ciy profiter mais boo toppee jigéen ñi topp àddina xam nga boo nekkee musicien tukki da lay yomb. nelaw ba 18h man damay wax rek booy dañuy nelaw ba 18h ñu yeewu sangu ba set xeeñ parfum sol carax yu naay seen tësën yi leer nañ du ñu tax dara nanguwuñu liggéey nga nekk ci benn affaire di jaay affaire naan star laa di photo da nga koy def ba màgget mbiskit doo ko am nit da ngay xëy di job di daan sa doole di ñafe di góorgóorlu mais grand yi nga gis nii ñu taxaw fii di yelwaan ak ñaanaatu dëgg la yërëm naa leen parce que ñoo bokk métier mais bu ñu xoolee ci seen morom yi maaseel xool Ismaïla Lo xool Omar Pène xool Youssou Ndour xool seen morom yi nga xam ni dañu ñafe mais yalwaa ñu ñaanuñu nit même sax su fekkee ni yow amuloo di nga jur doom bu la mën a dimbali boo ko tegee dans de très bonnes conditions mais boo jëlee sa njaboot weesaara leen topp àddina topp gel yi topp femme yi topp yëpp di takk ay dinanke di fase di def da ngay dem ba màgget mbiskit doo ko am boo feebaree doo faju et ça comprendre il faut ñu bàyyi jël métier musique ak métier artiste di ko coller ak yalwaan il faut mu dañ loolu il faut que nit ñi respecté xoolal mbëru lamb yi ku si commencé bëre boo commencé laal cachet da ngay jënd sa kër tabax ko boo demee ba nekk mag sax boo xëyee boo amul sax loo lekk boo naanee sa sombi jàpp sa ñàmbur mais li nit ñi di def c'est pas normal mënuñu jël yaakaar ne àddina bi nit ñi dañ fi nekk pour jël xaalisu état wala diw kenn dimbaliwuma kenn jooyal kenn du la jox mbiskit. génn nañ ci culture dañuy dugg ci sujet boo xamante ne ñëpp xàmmee nañ la ci tamit. domaine am la muy politique bariwul woon li ñu koy gis Sénégal Youssou Ndour moo ci defoon keneen kiñ ci gis mu taxaw mooy yow. lan moo la dugal ci politique. waaw juddoo ci dëkk boo xam ni dafa nekk une ville historique muy Rufisque mu nekk dëkku bañkat nekk dëkku intellectuel ma nekk ci dëkk bi xam nga Cissokho naa la wax benn affaire gis na politique koo ni du ma ko def soo deful politique gars yi politique dogal loo xam ni du la neex te doo ci man ñaar dërëm ab dëkk boo fa juddoo da nga war a bokk ci ñi koy tabax man dama xalaat ni dama bokk ci ñi war a tabax Sénégal rawatina Tëngéej moo tax ma def politique voilà nga def politique jàppale président Macky Sall. waaw parce que Macky Sall moom mooy président boo xam ni man dama gis sama bopp ci moom. te avant sax Macky Sall je pense que. jàppale na fi Karim Wade. Karim Wade lañ la xamee woon bu nga jaar diggante transition Karim Wade ak Macky Sall. très bien xam nga man mosuma nekk militant Karim Wade sympathisant am laa woon. mooy bañ ko jàppee. waaw parce que man dama doon xeex nguuru Ablaye Wade bul fàtte ni maa fi génnoon bii audience ceeb bu cher bi. ñoom ñu may créer ay problème tout. bi ñu demee ba nguuru Ablaye Wade jeex après ñu nekk ci transition. man Macky Sall mosuma ko contre dama mës a jàpp ni nit ku yaru la ku baax la. bi mu ñëwee nag jël pouvoir bi ma gis ñu ne dafa am 25 sénégalais yoo xam ne ñoo sàcc xaalisu Sénégal. ci biir 25 sénégalais yi ñu téye ci kenn ciblé ko. léegi pour ma walla ni man su ma xeex nekkul xeexu bañ nit bañ Ablaye Wade wala dara politique am moo ma neexul woon mais ma yërëm ko yërëm doomam ma approché Karim Wade di ko jàppale. Karim Wade su ma ko mësaan seeti kaso ba xam la ma wax si tu n'arrêtes pas tu vas me retrouver ici parce que dama jàpp ne acharnement lañ doon def ci moom. parce que buñ nee juróomi nit sax ci nañ jàpp juróom yëpp wala ñu bàyyi ñëpp mais comme moom rek lañ téye woon man jamono boobu vision boobu laa ci am te mos naa def benn interview maa ngi koy fàttaliku. maa ngi ko defoon ak Soda Mama Fall waa 2S7 ma woon di ma laaj mën na leen Macky Sall contre ma ko Karim Wade rek ni ñu ko def moomu metti bu xëyoon suba teel bàyyi ko mën naa ko sax jàppale noonu la demee yàlla dogal mu bàyyi ko. ma gis ni benn c'est un président jeune il est né après l'indépendance ñoo xaw a bokk yenn esprit et puis guerrier la xam nga Macky Sall guerrier la Sénégal nag xàmmeewuñu guerrier ak ko bare wax fii boo baree wax rek ñu ne guerrier la mais Macky dafa noppi
di def li muy def parce que Sénégal boo xoolee dafa ñëw remplacer président boo xam ne dëgg neex yàlla même boo ko contré ci ay nitam nañ daan doxale ñëpp xamoon nañ ni Abdoulaye Wade c'est un président ambitieux. ak li mu def ci Sénégal xotti autorité yi gas dëkk bi yëpp Macky Sall ñëw li Abdoulaye Wade wàqi woon yëpp mu suul ko ba def lu Abdoulaye Wade deful ubbi autoroute Ila Touba xoola portu Ndayane bi man je suis un Rufisquois le port de Ndayane nous profite nous Rufisquois ñi nga xam ne ñoo dëkk fii ci département de Rufisque parce que ñaata jeunes ñoo ci mën a liggéey il faut nit ki ngee faa nga xool coût bi muy def Macky Sall il travaille pour l'avenir donc nag loolu moo tax ma koy jàppale ba pare mu boole ci nag yar ak teggin. ñu gis ñu bëri depuis 2012 ba léegi ñuy artiste wala ay nekk mouvement de soutien bu ñu ñëwee jàppale Macky Sall gis nañ yow ci réseaux sociaux yi chaque fois yaa ngi am indi ay contribution mais lu waral nomination wala fonction Mame Goor mu tardé ci gouvernement parce que gis nañ ni say naataang yu bëri le peu li nga def lu gën a ndaw la lañ def am nañ ndomb tànk mais yow dafa mel ni peut-être li ngay jàppale Macky Sall est-ce que moom ñu ngi koy juger réellement. waaw xam nga man jàppalewu ma Macky Sall pour mu jox ma poste. jàppalewu ma Macky Sall pour sama poche damay jàppale Macky Sall pour le Sénégal ambition bi mu am ci Sénégal ak gëm gi mu gëm Sénégal. léegi nag su ma ci poste dabee wasalaam su ma si dabul tamit man am naa su. déclaré nga sa candidature di xaaral ni élection locale bi wax date bi est-ce que ba amoon poste du gën a faciliter yow say contribution parce que xam nañ politique say poste kese yow personnellement day xaw difficile. waaw xam nga man defuma politique gu poste man Tëngéej laa juddoo. fii laa yaroo fii laa màggee am naa nag ay relation yàlla jàppale na ma ba ma am ay relation ay nit yu bëri yoo xam ni tey ils sont prêts pour m'accompagner mais nag bu ma président joxoon poste day gën a neex rek parce que loolu reconnaissance lay doon mais nekkul loo xam ni daf ma yóbbu daf ma guider quoi parce que ànduma ak président pour di ko chantage jox ma lii jox ma lee jox ma lii mais Mame Goor àndoog président pour loolu xeme bu nekk yaa koy yàq lan la Mame Goor Ousmane Sonko waaw moo nekk seen diggante non amuñu problème parce que Ousmane Sonko day wax lu dul dëgg ma génne ni waxul dëgg damay gis ni lii c'est pas vrai du dëgg rek ma ni du dëgg. mais est-ce que yow ak le président Macky Sall lii xamal ma la kii di wax Diop Decroix li moo ko doon récemment est-ce que ni yéen da nekkoo leen def la promotion Ousmane Sonko. non xam nga Macky Sall ñii naan moo créé Ousmane Sonko. waaw parce que yéen Ousmane Sonko day wax benn wax ñetti nit gis ko Mame Goor reprendre tontu ko 2000 personnes gis ko loolu du promotion. non c'est que dama lay wax benn affaire Ousmane Sonko dama la koy wax chaque jour c'est un candidat Facebook chaque jour ma wax ko nit ñi Ousmane Sonko buzz rek lay wut. mais élection yi passé 15% la. non 15% du dara. Niass am na fi plus de 15%. 15% 15% du moom moo ko njëkk a am Sénégal Idrissa Seck bi muy première élection en 2007 li mu am ëpp na plus de 15%. il faut nit ñi comprendre benn Ousmane Sonko dafay ñëw di waaxu Sénégalais yi Ousmane Sonko élection yi passé dama koy wax chaque jour ndàdde la jël moo jël ndàdde. non moo jël non Mame Goor moo jël troisième. non question non moo jël troisième. waaw non waaw Issa Sall candidat la ma dikkee non ñooñu da nga leen di nangul seen candidature. waaw non nangul ñooñu seen candidature ñu soog a. waaw léegi dama koy dem waaw kay yow tey boo amoon doom. waaw muy jàng école. mu war a def composition. sur 5. mu am 3 doo ko féliciter. non dama la question mais bi élection lañ nekk non d'accord. non dañuy waxtaan xam nga du benn man boog man je prends l'exemple sur moi. man sama doom tey bu doon def composition. sur 5 mu jël 3 du ma ko féliciter du ma ko encourager te dinaa ko yedd dinaa ko xas. mais moom bi première participation am la. 2014 la commencé di saaga nit ñi di leen jiiñ sàcc. ku tourné xam nga sénégalais est-ce que xam naa la wax tey benn exemple. waxuma sénégalais yëpp nag. parce que fii da ngay wax sa wax tam ñu ne sénégalais du sénégalais yëpp nag. am na ci sénégalais yu bëri. waaw ci biir sénégalais yi. tey boo indi woon benn jigéen léegi mu dem Maroc doon meilleur jàngkatu alxuraan ci Sénégal. bu ñu ko génnee ci internet bi juróomi nit a koy partagé mais bu nee taatu neen la def. ñëpp a koy partagé nit ñi ñoo bëggul. nit ñi bëgguñu lu baax bëgguñu kuy wax lu baax boo nee diw sàcc la. wala diw surtout ku jiitu ñu ne sàcc la loolu dafa yàgg ci réew bu njëkk ba rappeurs yi xam nga ñoo daan dénoncer yenn affaires yi boobu sa album am ba sax il faut nga attaquer état. Ousmane Sonko bi mu ñëwee système boobu la indi. mais il est dans son droit opposant la may ma rek diw sàcc la diw sàcc la diw lii la diw te buñ la laajee preuve doo ko indi.
mësta indi preuve ci réew mi. mais musuñu ko yóbbu procès aussi léegi nag ñi mu raw non buzz lay wut kan moo koy jàpp di ko defal promotion. Karim Wade ngi nii tey candidature am tey li tax mu nekkoon lu candidat bu décisif mooy le fait que ñu téye ko ñëpp jàpp ne man dama ko doon jàppal di ko xeexal di parce que dama jàppoon ne acharnement la ñuy def ci moom. loolu la Ousmane Sonko day victimiser wu di wut buzz. est-ce que nekkul yéen a koy def victime tamit. xam nga tey gis nga tey Macron bu taxawoon léegi Facebook. di def déclaration. ni déclaration lay def ñi koy seetaan ñëpp duñ doon ay français. Sénégalais yi ñoo ëpp ñu koy seetaan bu jàppee ni loolu moom am na ci nit day nax boppam. ñi mu raw mooy Madické Niang encore une fois Madické Niang j'ai du respect pour moom mais il est venu à 1 mois des élections waa PDS sax waxu dañ ko kii woon boddi. keneen ki ci des tey jii gis nga moo sëriñ bi tas na gars yi dañ jàpp ni foofu loolu daayira la est-ce que comprendre la am na ñoo xam ni. ils sont réticents mais élection législative yi mujj pur moo ëpp Ousmane Sonko. moom laa la expliquer xam nga boobu coow amul entre moom ak marabu bi. moom laa la bëgg expliquer boobu coow yooyu yëpp amul. Ousmane Sonko ñi bañ Macky Sall bañ nguuru Macky Sall tey jii ñi nga xam ni ñoo àndoon ak nu mu tudd Karim Wade. ñi ànd ak Khalifa Sall ñooñu ñoo mer ànd ak Ousmane Sonko. mais bu ñu delluwaatoon élection bu élection amaatoon suba du am 5 pour cent. léegi man maa la wax 5 pour cent. parce que tey jii xam nga lan moo ko daaneel waxi Mansour Faye bi mu taxawee ni man boo ma génnee audio bu wane après moom moo weer boppam moom moo def audio boo xam ni wane ne hey sa gars yi yéen a garaaw ba pare yow nga ñu invité la télévision. télé yow nga koy seetaan nga nekk journaliste nga koy seetaan télévision damay wax télé bi 2STV plateau télé société bu mu créé ñu woo ko na dafa ko fàtte. yow di nga fàtte yow référence actu ngay liggéey da nga koy fàtte. mënoo ko fàtte. soyons logique nit dafa am loo xam ne su ko waxee bu waxee ay kàcc da nga naan lii muy wax ni day kàcc du dëgg. ñun ñoo maaseeg moom jamono tolloog moom jamono Macky Sall moo ko mag fuuf magee na ko une dizaine d'années te nu mu tudd génération par 10 ans la donc ñun la tollool ñun ñi mu tollool nag ñun ñoo ko naan fii nga toog chaise bii nga toog ni waroo ca toog waxoo dëgg. waxtu yi dese bëriwul. voilà dañoo bëggoon tuuti rek nga ñëwaat ci actualité bi gis nañu nouvelle mesure Macky Sall état d'urgence bi tey ñu ngi xaar ndax da koy prolonger ndaxte jox nañ ko doole boobu au niveau de l'Assemblée nationale noo jàngatee nouvelle mesure est-ce que population bi dañuy subir aussi les mêmes conséquences. waaw mais xam nga tey ñu def couvre-feu nit ñi dund. moo gën ñu bañ a def couvre-feu nit ñi dee. Sénégal tey jii ñëpp comprendre nañ ni cas yi dafa yokk. nit ñaa ngi dee xaw la maa ngi profité ci occasion bi sax di jaale ngay doba xam lu ko rey mais maa ngi koy jaale dama la bëgg expliquer dee yi dañu bëri nit ñaa ngi dee comme ay weñ il faut que sénégalais yi jàppale le président Macky Sall il préfère bakkenu sénégalais yi que ñoom ñu bëgg parce que boo toppee mbégte nit ñi ëllëg moom rek mooy rendre compte bu ñu bàyyee fii ñu naan président bi moo bàyyi woon couvre-feu buy démarrer sawaay nit loo mën a dox ba 21 heures war na la mën a fekk sa biir kër nag dañoo xam ne dëgg Macky Sall mesures yi ni mu ko jëlee baax na. mais loi bu bees bu mu soppi ba nga xamante ne bu njëkk ba da daan décréter comme ni 12 jours couvre-feu état d'urgence bu demee ba 12 jours yi jeex mu dem assemblée nationale bu ñu koy yokk ñox mais léegi loi bi moom mun na jël 1 mois. yokkaat 1 mois soog a dem assemblée loolu du wàññi doole assemblée nationale. mais xam nga dama lay wax benn xam nga ay catastrophe naturelle mënul am si dëkk. lu mel ni séisme. lu mel ni yenn feebar yi wala dara ngay xaar ay nit yoo xam ne dañu war a voter bu fekkee ni ces gens là ils sont pas de bonne foi nag il faut que nit ñi comprendre ni man dama jàpp ni Macky Sall jëlul nguur gi pour noggatu Sénégalais yi jëlul nguur gi pour sonal Sénégalais yi. mais am na ñu jàpp ni daal mesure am bu bees bi. troisième mandat bi moo ci nekk non loolu mënul ñàkk xam nga. yow sax ci kaalum troisième mandat bi yow lan mooy sa jàngat parce que boobu bi nga gëjee wax ci troisième mandat bi je pense yàgg na. instant yi Macky Sall daawati géej toogoon na fi ne moom xalaatu defaat mandat daaw nee na nii oui nii non ren aussi mu dox. nee na moom mooy Birima. non mooy Birima. en tant que acteur politique mun naa la ko tuddee noonu donc yaa ngi ci expert bi noo jàngatee décision Macky Sall boobu noonu. non man moom dama lay wax Macky Sall bu doon wut beneen mandat dama koy jàppale. man maam góor li may wax ça n'engage que moi bu xëyoon suba del ni beneen mandat la bëgg ma soutenir ko jàppale ko défendre ko. lu waral lool. parce que dama xam ni c'est moom mooy ki nga xam ni instant bi ñor na xom pour mu téye Sénégal defar ko. te ci tànk yooyu la nekk. du ma gis nag ku nekk ci yoon ma koy fakastal ba pare man du ma
nu ñu koy waxee yoruma xawma affaire constitution mais am na ñoo xam ni tey ji ay référence lañ ci réew mi ku mel ni maître Doudou Ndoye maa ngi koy lire keroog ci benn journal mu ne constitution bi fi nekk bu fekkee moo continuer ba 2024 Macky Sall am na droit def beneen mandat bu amee droit bi rek man am naa droit jàppale ko donc nag jàpp naa ni man instant bi li ma ñor mooy réew mi dox Macky Sall doxal réew mi ni mu ko bëggee te mu baax ci sénégalais yi donc nag loolu du ma taxaw ci bañ ko soutenir wala bañ ko jàppale du ñu jeexal te waxuñ ci benn point bu am solo muy yow Baye Fall nga taalibe Serigne Touba nga foo toog wax ko ku la gis rek xam ko ñu gis benn policier boo xamante ne ci màggal gi passé fële ca Louga ci palais Djily Mbaye dafa demoon sukkal sol tëneem sukkal Serigne Modou Kara ñu gis ni semaine passée dañ ko radier si police dàq ko maanaam ñu gis mu am coow bu bari yow en tant que taalibe Serigne Touba noo ko gisee. waaw ni ma ko gisee moom mooy man benn yéenewuma kenn dàq rafetluwuma tamit dàq bi parce que ma sañoon tamit ñu garder ko parce que Sénégal dëkk bi dafa nekk dëkk boo xam ni dëkku pays laïque la da ngay gis des policiers musulmans ak des policiers chrétiens ngay gis ay policiers murit ñoo xam ne ay murit lañ gis ay mais policier murit ak tijaan policier bi bu murit ak bu tijaan amul man ci sama gis-gis xam nga la moo am le policier sénégalais léegi nag li muy gëm loolu ça n'engage que lui parce que keroog dama seetaan ci benn émission suma benn naataango suma frère boo xam ne Rufisquois la comme man Omar Faye mu ne bépp policier boo xam ne murit nga rek homme de loi boo xam ne murit nga rek tey jii état bi interpellé na la parce que gars yi dañuy jóg pour mel ni daal dañuy xeex mouridisme foofu du yoon bi il faut que ñu éviter loolu parce que loolu day taal dëkk man dama jàpp ni policier murit ak policier tijaan amul policier sénégalais moo am léegi nag kenn ku ci nekk am nga droit nekk chrétien wala nga nekk lii wala nga nekk lii wala nga nekk lële mais daal ñu éviter yenn wax yi ñu koy wax ay policier murit ak ay policier tijaan ak ay xam nga policiers yi nga xam ne nekk nañu murit nañu préparé parce que ñoom ñëpp dañ leen war a dàq loolu amul booy bi yàlla dogal na ni daje na ak sëriñam émotion jàpp na ko raamal na sëriñam kenn xamul ndax heure ñu ngi naan heure bi heure wàccam la woon wala tenue bi war a koo sol mais li am solo moom mooy ñun on a suñu ay ngëm-ngëm mooy ñii ay murit lañ ñii ay tijaan lañ ñii ay laayeen lañu ku dajeeg sa sëriñ màggal ko donc nag du ma ni état li mu def baaxul mais tamit du ma wax baax na tolérance mën na am ñu xool nan la ñuy mën a gérer loolu parce que tamit des fois nga gis koo xam ne day wuyoo sëriñ tey mu def njombe boo xam ne police daf ko war a jëli est-ce que comprendre la donc ci loolu la gars yi di basé wu ba nga xam dañ naan kon policier bi nga xam ni kenn nekku au-dessus de lui koo mën a doon boo defee njubadi moom moo la war dem jëli kooku warul sukkal di raamal kenn buñ ko tegee foofu xam nga day xaw a nuru loolu mais li am sens moom mooy ñu bañ ko jël ni kii murit la wala tijaan la ñun ay jullit lañ ay sénégalais lañ Sénégal rek moo ñu ñor Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar donc nag na nit ñi arrêté di wax naan policier murit ak policier tijaan policier sénégalais moo am may ñaanal tamit Pape Boubou moomu nga xam ni tamit loolu dal na ko mu mën a muñ et puis xam nga peut-être yàlla loolu ci dafa bokkoon ci destin bi yàlla dencal na ko leneen loo xam ni peut-être moo daax Maam Góor suñu waxtu yi ñu joxoon daanaka jeex na dañ lay bàyyi nga tàggoo ak suñu internautes yi. waaw damay profité ci occasion bi di leen remercier waa Référence Actu di leen encourager mais ci la damay delluwaat tuuti rek ci le monde de la culture parce que lii ça me tient à cœur wax naa ko ci biir dama koy waxaat mooy ñi nga xam ne ay artistes lañ ay artistes lañ wala ñuy dund ci ci le monde de la culture dëgg neex yàlla. encore une fois nañu bàyyi toog nekk ci deru nit koo xam ni day liggéeyal Sénégal di jàppale Sénégal encore une fois muy Youssou Ndour keroog maa ngi dégg ñuy wax bay tudd xam nga man bi ñu njëkkee def couvre-feu décréter mesures yi président alloué xaalis boobu jox ko le monde de la culture
man dama doon toog suñ ma mosaan tuddal ku mel ni Ablaye Koundoul bi nga xam ne tey mooy directeur Sorano man dama jàppoon ni ci ñi doon influencer ministre bi ci mu bañ toog ak ne artistes yëpp la bokk mais bi ñu toogee réunion pendant 15 jours ma gis ay réaction gis ni muy doxalee par rapport ak Sodav par rapport ak Youssou Ndour nit noonu ngay mel nit da nga yéene nit ki lu baax donc nag tey jii képp koo xam ni artiste nga maa ngi lay ñaan nga mën a taxaw ràññee ak ràññaatle Youssou Ndour c'est quelqu'un boo xam ni il n'a pas profité ci nguuru Macky Sall pour accaparer le monde de la culture parce que dafa am ñu bëri ñaan Youssou Ndour dafa accaparer culture bi direction yëpp ay nitam ba fa nekk c'est pas vrai amul benn direction bu benn nitu Youssou Ndour nekk à part place du souvenir bi nga xam ne Adja Sy moo ko yoroon ci li ma for ci wéwu ba Adja Sy sax léegi mouvement boppam la yor donc Youssou Ndour n'a pas benn direction culturelle boo xam ni tey jii benn Adja Sy jóge na place du souvenir sax waaw jóge na fa léegi mu grand théâtre mooy PCA bi mais dama bëgg rek ci occasion bi ñu xam ni tey amul benn nitu Youssou Ndour boo xam ni am na benn direction boo xam ni téye na ko ci le monde de la culture loolu ça me tient à cœur loolu sama yëfu bopp la moo tax ma ni naa ko wax may profité nag ci occasion bi di leen féliciter di leen encourager ci émission bu bees bi nga xam ne moom mooy gan gi et puis di ñaan tamit mu nekk émission boo xam ne émission bu yaatu la comme man maa def premier numéro bi yàlla na nekk émission boo xam ne émission bu jig jërëjëf référence ñu ngi leen di nuyuwaat mbokk internet yi di leen wax ni bi moo nekkoon seen premier numéro émission gan gi ñu leen dox di daje beneen numéro ak beneen gan jërë ngeen jëf ñu kontaan ci waxtaan bi ñu ngi kontaan ci dalal la yow Mame Goor rédaction référence actu yëpp ñu ngi kontaan ci dalal la ci suñu premier numéro comme ni nga ko waxee yàlla nañu jikk ba mu dem ba ñu recevoir ku nekk fii te dina am incha allah suñu internautes yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen dig daje ci beneen émission gan gi ak beneen gan